benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci néew yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci hôpital Aristide bu Dantec te yile jamono nag lim bi yokku toll ci juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay néew yoo xamante ni xam ñu seen borom jàppale ne ni ki tey bu jaar ci yekki waxtu daañu leen denc ca sëkk yu Yoff ginnaaw itam suñu jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di professeur Thiam ci la jotaayu xibaar itam daañu wax ci njeexital yi nga xam ne mbënn mi am na ko tax na itam collectif bi nga xam ne moom moo ñeel njaboot yi nga xam ne nag ñoom ñoo loru ci wàll wi ca zone de captage seen lëkkaloog association ànd liggéey sunu gox ñoom ñooy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorités yi ñu daal di leen di bàyyi xel lépp lu ñeel jag-jagalaat bu bassin de rétention ba fa ñu daal di koy amal daal di def itam taxaw seetlu ci li ñu dippee programme d'assainissement fii ci réew bu Sénégal daañu dalal ci la jotaayu xibaar ki nga xam ne nag moom moo di Jelongal Baro membre la ci cercle des bienfaiteurs di kuréel woo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu ndimbalante fii ci réew bu Sénégal lan moo waral lu ni mel ak itam yenn ci ay jéego la ñu teg ci bile mouvement daañ ci dikk ak moom ci jotaayu xibaar wile daañu waxtaanee li ñu dippee navétane initiative yi nga xam ne daal nañ koy jël niki ren mu ñeel concert bu asiko ana lan moo tax ñu daal di koy jël bile coppite daañ ci waxtaan ci la jotaayu xibaar ginnaaw kooku nga xam ne moom moo yor kàddu ko ONCAV jokkoom ak Pape Fara Ñig tënk yaa ngi mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf ñu nuyu leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon jàpp leen juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay néew yoo xamante ni xamuñu seen ak njaboot ci hôpital Aristide bu Dantec ginnaaw itam bi ñu ko tëjee fukki fan ak juróom ci weeru août yi nga xam ne nag moom la ñu nekk jàpp leen ne néew yooyu nag ni ki tey ji incha allah fi ak benn waxtu daañ leen jébbal seen borom fa nga xam ne nag moom moo di ca sëkk yu Yoff gis ngeen ko noonu moom professeur Thiam ak ñooñam ci la jamono nag ñoo nga te hôpital Aristide bu Dantec ngir daal di waajal ñooñee nga xam ne nag ñoom ñoo fi dëddoo te xamuñu seen ak njaboot benn yoon xibaar bu ni mel daañ ci dikkaat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar nu mu gën a yaatoo leneen lu ma leen junjoon ne daañ ko waxtaanee ci la jotaayu xibaar ñeel na njeexital yi nga xam ne nag moom moo am ca mbënn mi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru ca zone de captage seen ak lëkkaloo ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di association ànd liggéey suñu gox ñooy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité ñu daal di leen di bàyyi xel jag-jagalaat bu ñu namm ci bassin bu rétention ba fa leneen ci loo xamante ni bëgg nañ ñu daal di ci taxaw seetlu mu ñeel programme bu assainissement fii ci réew bu Sénégal Ibou Diouf Alioune Diagne ñoo ci def aw jàngat bu yaa ñu seetaan. askan bi di yeewoo fi nga xamante ne mooy zone de captage nee na gëj nañ nelaw ba yandoor li ko waral ndoxu taw bi nga xamante ne mu ngi ne xuus ci seen dëkkuwaay yi lenn bàyyeekoo ci taw bi leneen di tamit jóge ci bassin de rétention bi le loolu waral ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaaw ut ci ab pexe. ensuite aussi ñu ngi jàll. am na ñaari xale yu fi dee décédé ci ndox mi te ndox mi nekkul zone de captage kese saa bu inondé bassin bi dina romb dem Bellevue cette fois-ci dem na ba Parc Hann cette fois-ci dem na ba rond-point Maris cette fois dem na ba barré autoroute bi kon bokk lii catastrophe la. ñoom nag daanaka ay at a ngi gannaaw bi ñu dondu la ni mel loolu nag waral doon na sax jël ay jéego waaye lii nag ñu ne nag jot nañu jële ko fi. problème yi nag mooy li mu yàq ci biir zone de captage bare na loolu ba le passé nee naa ay milliards ñu dema milliards dafa bare mais effectivement boo xaymaa li fi yàqu ñi fi yàqule ëpp na milliards ak ba ay bakkan rot si li ci jàkk yaa ngi ni jumaa jaa ngi nii boo duggee di nga gis tapis yaa ngi foofu noonu ñu laal ak yëpp parce que bassin bi moo waral loolu. zone de captage boo fi ñëwee di nga fi fekk ay dëkkuwaay yu mucc ayib waaye loolee dafa mel ni ndoxu taw mi yàq na ci lu bëri. moo waral nag jamono ji ñu ne jot nañu am programme assainissement boo xamante ne dina méngoo seen bile dëkkuwaay. ñun ñoo ngi dund lu metti waxuma la sax waru taw bi mais xet gu bon boo xamante ne moom la ñuy nooyi chaque jour suñu yeewoo fii rek problème la bassin bi lu ne lañ fi sotti déchets yu jógee biir hôpitaux yi hôpital Grand Yoff bi fii lay déversé woo donc du ndoxu taw bi rek moom moo nekk fii ndox bi soo leen xoolee nu mu mel nga xam ne du ndoxu taw donc
état bi war nañ fulaal un peu respecter les populations parce que ñun tamit ñoo leen fi teg. bu weesoo nag ndoxu taw bi nga xamante ne bëri na ci dëkkuwaay yi li nga xamante ne nag moo aju ci wàllu xeet bu bon bi bàyyeekoo ci bassin bi boo ci boole nag yooyu bàyyeekoo ci li ni mel ñu ne nag fii ci zone de captage moom daanaka dund fi jamono ji lu metti la. zone de captage ci Ndakaaru Ibrahim ginnaaw loolee ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal foofee jàppaleen ne lu toll ci 2 téeméer ci ay njaboot daal dañuy loru ci li nga xam ne nag moom moo di mbënd mi mu ñeel njeexital yi nga xam ne moom moo fa am lu soxal itam seen i jafe-jafe ci la jamono ni ki tey la gën a tar ndax itam seen i ay makkaan yi sax mënuñu faa toog ci xel mu dal ñenn ci ñoom itam ñu daal di leen toxal ci yenn ci ay école Ali Bandel Niang ak itam El Hadji Li ñoo amal aw reportage. maanaam ay taw yaa ngi wéy di wadd liste ñi loru itam di wéy di allongé wu fii ci région bu Matam dëkk yu mel ni Janjoli Sinthiou Garba Bokki Jawe Ngidjiloñ Matam Waoundé wala sax ba fii ci Ourossogui lu ëpp 2 téeméeri njaboot ñoom loru nañu ci taw woowule ci biir dëkk yooyu yëpp nag lor gi mu ngi tukkee ci ay bâtiment yu daanu maanaam ay construction en banco yi nga xamante ni ndox mi moo leen yóbbaale ca Galayabe ak ca Belutio yi wala sax ba ca Waoundé piste de production yi maanaam yoon ya askan wa yoroon ngir dugg wala génn seen ay dëkkuwaay moo daal di yàqu te ndox mi ànd ak pression bu rëy moom moo fa jaar ay njaboot itam jot nañ leen toxal ñu daal di leen dëkkal ci école yi loolu mu ngi amee ca Belutio yi fa nga xamante ni sax entreprise bi yore liggéey bi ñeel defar yoonu Dande Mayo bi moom mooy intervenir ngir jàppale askan wi naka noone ca Galayabe ak ca Waoundé depuis tey ci suba Ageroute entreprendre na ay liggéey ngir kon mën a rétablir brèche yooyu yàqu ci piste de production yooyu le ca Janjoli nag di ab dëkk bi fare ci commune bu Ogo nga xam ni 97 millimètres moo foo wadd écoulement gravitaire maanaam ndox mi naturellement la daal di dawee ba tey jii ba waxtu wi ñuy àddoo libéré na pàcc bu gën a rëy ci biir dëkk bi ca Sinthiou Bamambé ci biir département bu Kanel kilifa yi 3 motopompe lañ fa déployé te booba léegi ñu ngay wéyal seen pompage waaye nag ci biir dëkk bu Ourossogui jafe-jafe baa ngay wéy di gën a law ci biir dëkk bi rawatina taw bi wadd di bi nga xamante ni dafa compliqué situation bi ci quartier yu mel ne Dar es Salaam ak Moderne waaye nag maire dëkk bi di maître Moussa Bokar Thiam sol na daalam wàcc ci mbedd mi dem nemmeeku yàqu-yàqu tey fu ñu toll ba sax mu digée ni du yàgg dara ñu indi ndimbal bi ñuy jagleel sinistre yi. ndox du bàyyi yoon wa muy jaar mu ñeel wàllu dem ak dikk ci réew mi ngir rek askan wa nga xam ne mënal amal lu ni mel ci anam bu mucc ayib ci la jamono yoon woowee nag dafa rek xaw a tàggatémbe tax na itam Ageroute ci la jamono ña ngay wëyal li nga xam ne nag moom moo di liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Mamadou Lassana Camara moom mooy directeur des routes au ministère des infrastructures ñu teewlu ay kàddoom. formation. Gouverneur région Matam jot nañu informé ci situation bi nga xam ne moom moo fa xew tali bi nga xam ne dagg na diggante Hamarabé wala ñu wax Belinayde Hamarabé Galoyabe ba Ogo ouvrage bi nga xam ne remblai yi nga xam ne ñoo nekk ci wet gi dañoo dem li nga xam ne xew na Waoundé ñu aussi jot ci information bu jógee ci maire de Agnam li nga xam ne moo xew fële ci Silla Worgo ma di leen remercier ci information yooyu yëpp yu tax ñun au niveau du ministère des infrastructures jot nañu mobiliser wu pour que fépp foo xam ne diwaan bi am na problème mu déplacement population yi pour que ñu jéem a rétablir trafic mooy Ageroute dafa mobiliser équipe yëpp à travers chantier yi nga xam ne ñu ngi foofu pour xool évaluer ko rapidement entamer travaux yi pour soulager population yi loolu moo xew tey jii diggante Belinayde ba Ogo li nga xam ne moo fa dagoon tey mu ngi door leneen li buñ ko paree dinañu dong li nga xam ne moo xew côté Waoundé ñu xool côté Silla Worgo équipe yaa ngi foofu Sinthiou Garba ak Janjoli aussi am na ay problème yu fa li ñu fa nemmeeku jot nañ ko visiter lépp daal li ñu mën a wax mooy ñu ngi taxaw pour wax dëgg yàlla population yi wàññil si population yi seen coono ci dem bi ak dëkk bi ak leneen loo xam ne yaakaar nañ ne war nañ ci mën a contribuer ministère des infrastructures bi nga xam ne bokk na ci état-major plan Orsec bi seront toujours mobilisés auprès du gouverneur de région. mbokki Salim ak itam Tanaaf xam ngeen ne ca département bu Goudomp la nekk foofee jàppale ne way takk der yi daal nañuy teg yoxo aw camion woo xamante ni nag mi ngi yeboon ay laaj ci garab lu di mel itam tax na ñoom ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu kaaraange googee nag ubbi aw l'enquête ngir def katu ñaawteef yi nga xam ne nag ñoom ñooy def lu ni mel mu ñeel alam gi ñu mën ko dakkal. Mamadou Souka Diouf moom mooy commandant bu compagnie bu gendarmerie sa diwaan bu Sédhiou ñu teewlu ay kàddoom. maa ngi tudd capitaine Mouhamed Souka Diouf di commander compagnie gendarmerie bu Sédhiou ci xeexum dagum garab gi ci àll bi au commandement de la gendarmerie nationale dafa jox moyens yu doy unité yi nekk ci terrain bi ci loolu
commandant de la région de gendarmerie sud joxe ay ndigal yu leer ci ñu surveiller accès yi nga xam ne mooy RN4 bi ak RN6 bi di traversé région de Sédhiou. léegi ci bésum 11 août 2022 waa brigade territoriale bu Saamine ak waa brigade de proximité bu Tanaf ñu lëkkaloo jàpp benn camion bu jóge woon boori Jibanaar yëpp ay bant yoo xam ne ñu ngi jógee diggante Jibanaar ak Simbandi Brasso ci wërum fan la bant yu jógee ñu tombé tamit ak ci yeneen stock yu bëri garab ci àllug Mangarungu bi. brigade mixte de Bounkiling ci même liggéey bi ñu gisoon ay benn camion yu bant bu nekkoon ci àllum Jaarume bi ak tamit ci àllum arrondissement bu commune bu Tankon di arrondissement bu Bogal. ñu ngi ñaax nag mbooleem sénégalais yi ñu jàppale ñu ci xeex boobu te jàpp numéro vert gendarmerie di 1 2 3. aywa ñu àddu ci leneen askan wi nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca Médina Yoro Fula la ñu bëgg itam bokk na seen ay doom gën a soobu ci lépp lu ñeel wàllu politique fii ci réew bu Sénégal rawatina gouvernement bi ca pencum ndaw réew mi itam bëgg nañ koo xamante ni dina leen fa taxawal ba lépp loo xamante ni jafe-jafe la fa nga xam ne moom moo di ca Médina Yoro Fula ñu daal di koy saafaraal ca diwaan bu Kolda la ko wër Abdoulaye Diallo moo fa teewal télévision Futur Média. jàkkaarloo woon ak taskat xibaar yi ndaw yu département bu Médina Yoro Fula ñoo wax ne dañoo bëgg a gis doomu Médina Yoro Fula bi ñu takkal ndombol tànk ci prochain gouvernement. département Médina Yoro Fula 2009 la nekk département boobu léegi amuñu benn doomu département bi koo xam ne nommé nañ ko lu tolloog ministre wala directeur général lii moo ñu tax a jóg ñu ñëw nag waxtaan ak Sénégal waxtaan ak président Macky Sall wan ko ne département bu Médina Yoro Fula ñu ngi xaar seen ministre. bëgg nañ incha allah ci fan yi di ñëw gouvernement bu bees bi nga xam ne président mu ngi koy def vraiment ñu am ci koo xam ne kenn du ñu présenté ne kii mooy ministre nangam mais dañ koy xamal suñ bopp juddoog moom nekk ak moom loolu lu mu tekki mooy que ne bëgg nañ ci fan yi di ñëw ñu am ministre ci biir département Médina Yoro Fula loolu bu ko président defee day def loo xam ne histoire dina ko jàpp parce que lu musul am la. dañoo bëgg a am un intermédiaire direct ak njiitu réew mi. ñu ngi koy ñaan moom aussi nañu jàppale ñun waa département Médina Yoro Fula ñu am nomination ci kaw ñu jàppale ñu am ministre wala directeur généraux ci biir gouvernement bu Sénégal donc loolu la ñuy ñaan président de la République bëggatuñu kenn dox suñu diggante ak président de la République ku dul doomi Médina Yoro Fula. le prochain gouvernement bu muy samp ni dañ koy ñaan pour mu un fils du département de Médina Fula nekk fa. plus mu tànn si ay les jeunes du Médina Fula diplômé mu def leen ay directeur général. bu loolu antuwul ñu yokk si ne dañoo sonn di votel koo xam ne depuis 2012 du leen nangoo gestu. nous tous on va marcher, on va aller dans l'opposition. Parce que le président Macky Sall depuis 2012 il a gagné. Si mi mbaɗi ɗo ɗum no yahaali ngandon onon ko merde minen komin hay hunde on tuma noon minen miɗen jaha opposition on va tenir un point de presse nous allons dans l'opposition. bi ñu xoolee tolluwaay Médina Yoro Fula ci fànn bu ne askan wàcca boobee gox yelloo nañu ñi ngànk wàllu nguur di leen bàyyi xel la. jërëjëf Abdoulaye Diallo ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ñu àddu ci leneen moom Ibra Dieng doomu réew doomu Tinam ca département bu Louga la nekk ay garab yoo xamante ni daal na ko fay indi jébbal ko askan wi lu ni mel itam ginnaaw aw taxaw seetlu wala boo ko xayma toll na ci juróom-benn fukk ak benn ci ay milliards ji ay millions yoo xamante ni daal na koy fecci ngir daal di koy jagleel dëkk boobee nga xam ne nag fa la fekk baax ña fa yeewoo itam di rafet lu baax lu ni mel Thierno Fall. ab loowu médicament toll ci juróom-benn fukki million waa dëkk bii di Tanim jot nañu ko lu ni mel ñëw ci jamono ju ko askan wi soxla suñu sukkandikoo ci kàddu yi ki jiite paj mi fii ci diwaan gi. waaw ñëw na ci waxtoom ci hivernage bi nga xam ni moom la tombeel aussi. nekk aussi zone boo xam ni yenn spécialité yi doon fi woon am donc médicaments yi su ñëwee day nekk loo xam ni dina arranger dina soulager population bi puisque c'est des médicaments yoo xam ne dañ koy joxe gratuitement aussi. dina nekk loo xam ni day soulager population bi. don bu ni mel ki ko fi indi di wuyoo ci turu Ibrahima Diang nekk ca réewum Italie moom yéene mooy fexe ba lépp lu askan wi soxla ca mën-mënam yegg ca mu fexe ba jagleel leen ko. idée bi mu ngi dikkee ci vraiment di jéem a dox ci social jéem a dimbale sama askan. y a des partenaires en Italie yoo xam ne wax dëgg yàlla lépp yàlla dimbal na ba lu bëri daal maa ngi koy indi fii ci Sénégal.
Tanim tey ñu ngi fiy réceptionné ay médicaments lu toll ci 60 millions CFA. ñoom rek yóbbu nañ fa aussi benn échographe ak benn défibrillateur. hôpital régional bu Louga tamit indi naa fa benn échocardiogramme ak benn défibrillateur. jëf ju ni mel askanu Tanim rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye nag ñu ngi tàllal loxo nguur Sénégal di sàkku ci ñoom ndimbal lu jëm ci seen case de santé bi. fii ñu nekk nii mur de collectif bi nga gis ni ñoo ko def waa association ñoo ko def bâtiment bi nga jàkkaarloo ni waa association ñoo ko def logement ba léegi nga gis ne waa association ñoo ko def ambulance bi nga gis mu taxaw waa association ñoo ko fi indi. donc ñun li ñu mën ñoo ngi ci waaye dafa am loo xam ne état moo ko mën. poste santé bi yàgg na te bu ñu sañoon ñu defal ñu ko poste santé infirmier tamit ñoo ko jël depuis 3 ans di ko fay te bu ñu sañoon tamit état bi jël ko en charge di ko fay moom tamit. ci cérémonie de réception bi nag daal di nañ ci dalal ab cardiologue bu bàyyeekoo ca Italie ngir jàngal askan wi nu ñuy defee massage cardiaque. Thierno Fall beneen ab kuréel woo xamante ni noppi na ngir daal di gunge ñenn ci ay askan wi seen ak tour du cercle des bienfaiteurs au cœur de la citoyenneté ñoom itam tàllal loxo ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askanu Sénégal bokk na ci daal di saafaraal li nga xam ne nag moom moo di seen ak jafe-jafe mu mel ni nag ni ki démb ñu ngi doon ama ak jano ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi ngir addu ci mbir mu ni mel Alxasan Ba ak Amadou Ba ci reportage. justifié ñu jàpp ne contexte bi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci jamono ji moo tax ñu teg ñoom seen kuréel gi ñu ngi ko duppee cercle des bienfaiteurs ñu fas yéene nekk ci wetu askan wi nga xamante ni soxla na ko. Nous sortons des élections législatives, il y a un imbroglio total. ñu ngi génn ci élection législative yi ñu gis ne lépp dafa jaxasoo am na ñoo xamante ni pour justifier ñàkk gi ñàkk élection yi ñu ngi dem sax bay dugal wàllum xeet ci arène politique bi ngeen baal ma en tant que politique ma xaw a génn cadre bi tuuti di wax ne rek képp ki nga xamante ni da nga bëgg a jàppale sa mentor sa kilifa ci wàllu politique nga fare ci nguur gi wala ci kujje gi li nga war a def mooy dem jege askan wi. Il faut aller au chevet des populations. donte jàpp nañ ne seen moyens dafa limité waaye ñoom am nañ yaakaar askan wu bëri ñëw bokk ci kuréel gi. képp kuy sénégalais nga nekk Sénégal bëgg Sénégal dans le cadre de la bienfaisance woonal la ci mouvement bi ci nga bokk dañuy œuvrer ci wàllum social surtout mais également ci wàllum développement et ci loolu nag am nañu ay volets yu bëri ci loolu incha allah ci wàllum santé incha allah dinañ def ay caravanes médicales dans le Sénégal de profondeur mais également surtout dans les zones les plus reculées comme le Fouta la Casamance et un peu partout. daañu def ab tournée nationale njëkkee ko ci kër diine yi. Thierno Bachir à Louga. daañu dem daje ki nga xamante ni moom mooy Thierno Bachir ca Louga Mouhamadou Samassa ca Matam daje xalif généraux yëpp ca Tivaouane ca Touba ca Ndiassane ca Niassène ca Layène dem ba Médina Gounass daje ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amadou Tidiane Ba lépp ngir sàkku seeni ñaan. Nous allons nous rendre là-bas. cercle des bienfaiteurs fas yéene wéyal ay activités am ci fan yii di ñëw. Alxasan Ba ñu desandi ci kuréel woowee nga xam ne nag moom la ñu sanc kenn ci koo xamante ni bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di membre yi mi ngi wuyoo ci tulu Djelongal Baro ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Baro nga dikkaat un tout petit peu ci li nga xam ne moom moo waral ngeen tàmmu tur bu ni mel ngir fas yéene wëyal jëmale ci askan wi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tamit nuyu sunu wasila sunu sëriñ Thierno Cheikh Oumar Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou kii nga xam ne mooy personne morale. Les bienfaiteurs cercle des bienfaiteurs ñu ngi ñuy ñëpp ñu seetaan waa TFM. comme ni nga waxee léegi cercle des bienfaiteurs dañ ko créer rek ngir Sénégal yi yëpp. ngir jàppalante. ndax ñun Sénégal dañu nekk réew bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp ci benn gaal la ñu nekk te gaal bi ñun ñëpp ñoo ci war a jàppalante idée bi nag mu ngi jógee ci Thierno Cheikh Oumar Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou ki nga xam ne c'est le guide spirituel des konu Cheikh Oumar moom ak Abdoulaye Elimane Dia Kalajo ak suñ président bi Souleymane Barkaba ñu ngi koy nuyu de passage ñoom ñoo xalaatoon di créer benn association sociale. ñi nga xam ne pour ñu mun a jàppalante. d'accord jàppalante dimbalante nan ngeen fas yéene dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi. bon léegi pour loolu. d'abord comme gars yi di wax charité bien ordonnée commence par soi. ñun ñi nga xam ne les membres
dañu def ay cotisation bu ñu defee ay cotisation pare am nañu ay carte de membre carte yi gars yi di jënd dafa am ay carte yu nga xam ne argent la carte or la carte diamant après tamit dañu am ay suñu ay partenaires parce que wax naa la Abdoulaye Elimane yàlla na ko yàlla yërëm tamit Thierno Cheikh Oumar jël lépp teg ko ci loxo Souleymane Barkaba ki nga xam ne ci social la musu nekk waaw am nañu ay partenaires yi nga xam ne ñu ngi ci biti réew mi di ñu jàppale ci loolu encore dinañu bépp sénégalais ki nga xam ne fii Sénégal nga yeewoo nga xam ne ci loolu nga bokk dinañu dem ci chefs religieux yi en commençant par le khalife de la famille oumarienne ba ci Thierno Samas ba ci xalifa diini yëpp dinañu leen rencontrer encore dinañu woo sénégalais yëpp les autorités politiques la société civile ñi fi nekk yëpp ku nekk indi participation am d'accord parce que ñun Sénégal lañ fi nekkal dañu bëgg dajale suñu doole la conjugaison des forces pour aller au sauver des populations. Sénégal ngeen fi nekkal ba tey amu leen li nga xam ne moom moo di cible maanaam ñenn ci ñi nga xam ne tànneef la ci ñi ngeen war a dimbali. suñu tànneef mooy néewu doole yi. parce que cercle des bienfaiteurs dafa am social am santé am éducation. ci côté social bi xam nañu lu ci xew. par exemple les inondations. instant bii nii d'ici lundi dafa am benn équipe. bu war a dem au niveau de Matam. pour jàppale vraiment les populations touchées par les inondations. foofu moom inondation bi dafa yàq foofu lu bari. te ñun cercle des bienfaiteurs malgré bu ñu créé kii bi yàggul. parewuñu sax pour réunir tous les moyens nécessaires mais dem nañu ñu ngi préparer pour dem foofu pour jàppale les populations. léegi nag dinañu organiser les caravanes médicales. dans les populations les plus reculées du pays parce que boo demee par exemple côté Fouta bi di gis ñi nekk Daanemayo dañoo sori santé bi ñu nekk côté Djéri bi dañuy def ay kilomètres pour gis dispensaire wala ñu gis ay forage léegi-léegi ñun dinañ nekk seen avocat ci lépp ci côté état bi ci côté partenaires yi pour vraiment ñu am ay moyens pour jàppale les populations bi mooy nan ngeen koy gérer les moyens yi c'est par les cotisations et dañu ubbi compte bancaire pour les partenaires tamit ñi jajale xaalis bi yëpp bu ñu amee moyens yi ñu xool lan la ñu war a def comprendre dañu war a def soutenir gars yi pour accès à l'eau à la santé aussi programme nañu pour organiser des daara modernes mais surtout le côté social parce que Sénégal dëkk bi boo xoolee bu baax da nga xam ne population yi dañu commencé sonn surtout ci cherté les prix la affaire yooyu loolu tamit ñu ngi profiter occasion di woote njiitu réew mi mooy le président Macky Sall ñun ñëpp xam nañu dafa am lu mu def ci réew mi mais côté dund bi diwlin bu seer bi ak ceeb bu seer bi Sénégal yi loolu la ñu xam dañu xam ne yow da nga doon jënd saaku ceeb nga jëndal sa dëkkandoo mais léegi comme affaire bi dafa seer mënoo jëndal ñeneen da ngay jëndal sa bopp rek yem ci te ñun tamit les bienfaiteurs même boo bokkul ci bienfaiteur dañuy war a jàppalante ñi am ñi jàppale ñi nga xam ne amul surtout la population politique ñi nga xam ne da ngeen nekk ci góor yi ngeen wax politique élection bu jotee ngeen woo nit yi nañ leen dem votel bu problème amee bul leen daw bul leen fay seen téléphone ngeen dem à la sauver des populations les bienfaiteurs daal loolu mooy suñu mission te tamit suñu président bi Souleymane Barkaba ñun ñëpp xam nañu ko ci loolu avant même Thierno Cheikh di ko jox mbir yi mu koy jiital ñun ñëpp ñu topp ci moom sabu Thierno Cheikh Oumar Thierno Bassirou Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Sénégal yëpp ñoo ko xam ci médiation yi ci kii yëpp gis nañu keroog lu mu def ci Mali. d'accord waaw d'accord jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Dieulongal Baro membre la ci cercle des bienfaiteurs di aw kuréel woo xamante ni dañ fi nekkal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan wi ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen des ba tey ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan wi ñi nga xam ne dañuy faral di ami seex ñoom ñoo daal di lëkkaloo ngir daal di amal aw kuréel lañ ca bëgg mu di bépp yaayu seex du tàll la si loxoom benn yoon wala boo ko ñuy toltolaan ci li nga xam ne moom moo di tali bi di ut ku leen sarax kuréel bu ni mel fas yéene dem ci gox-goxaan yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci même réew Ndeye Fatou Gueye moom mooy initiatrice ak itam présidente bu boobule association ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne.
ñun suñu association bi tey dañoo boole yaayi seex yëpp au niveau national léegi vraiment nous comptons massifier le maximum de parents de jumeaux pour que ñu am baat pour que vraiment ñu war taxaw yaayi seex yi seen jafe-jafe yi déjà c'est côté santé bu ñu sañoon ñun vraiment yaayi seex du war a faju du fay seex yi bu ñu feebaree dañ faju te duñu fay niveau éducation tam bu ñu sañoon tam am partenaire yoo xam ne xale yi vraiment bu ñu ma màgg ñu am soutien des bourses ay aides yoo xam ne mën na taxaw xale yi ba seen éducation mucc ayib loolu nam tamit lu ñu soxal la bu ñu sañoon yaayi seex vraiment du dem ci tali bi di yalwaanal seex yi idée la boo xam ne dañ ko war a dindi ba mu set bu ñu sañoon ñu am assez de ressources boo xamee ne assez de partenaire boo xamee ne yaayi seex bu feebaratee soxlatul ngay dem ci tali bi pour demander pour manger pour xale yi vraiment l'association loolu moo bokk na ci tamit part vraiment boo xam ne dinañ ci taxaw bu baax yaayi seex fi ñu toll nii bu ñu massifié wu ba am doole dinañ fa dem ministère de l'éducation de la famille dem jëbbal leen suñu soxla comme ça ñu taxaw ci lu ñu mën. Abdoulaye Pathé Anne ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ñu des ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi lay jotaayu xibaar concert asiko aw initiative la woo xamante ni ki ren la ñu ko nasar jëm ci li nga xam ne nag moom moo di nawetaan yi bokk na ci ASC yoo xamante ni nag ñu ngi nekk fii ci réew mi ku ci nekk itam daal di fësal li nga xam ne moom moo di saw xarañteef ci lépp lu ñeel wàllu caada fii ci réew bu Sénégal dogal wi ni mel ñu ngi ko nasee ci lu ñeel phase nationale bu Ndakaaru Pape Amar Mbodj moom mooy porte-parole bu ONCAV ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Ñing. ku nekk xamoon na ne champion football yu bari ku ñu mel ñoom Sadio Mané fii lañ jaar génn donc ONCAV dafa nekk un champ de révélation de talent wane nañ ko ci football bi mais tey ñu ngi koy wanewaat ci culture bi et de belle manière et damay wax ne El Hadj Diouf di reprendre chanson Rosa ñu xamoon ko ci xandaal de Rebeuss tey mu nekk Canada. bi ñu gagné la Coupe d'Afrique mu way boo xam ne addina bi yëpp la neex Sénégalais yëpp la touché au cœur tey il doit être fier de ces cadets yi mu bàyyi fii ñu reprendre le flambeau tey bu ñu gisee prestation Yaakaar de Guédiawaye gis prestation Fass Delorme gis prestation Koussoum gis prestation Xadaal de Rebeuss on a de quoi être fier parce que c'est la première fois ñu gis benn concert asiko mu am dans l'histoire de ce pays là te activité la boo xam ne dinañ ko pérenniser parce que nous avons cette mission également de promouvoir la culture avec l'accompagnement de l'État. Et chaque année, une région du Sénégal abrite ses phases régionales et culturelles. tey li ñu gis fii war na mën a dalal xel pour que ëllëg ñu mën a mettre en place des programmes des stratégies yoo xam ne dinañu mën a promouvoir activités culturelles yi ci ay programmes yoo xamante ne vraiment dina mën a continuer di révéler ay talent. tax askan wi xamante seen biir jàmm itam daal di dox ci li nga xam ne moom moo di seen ay diggante mbokk yi boobule élément fa la ñu jaaree daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futurs Médias 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc 20h itam di ngeen ko am ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme TFM jàngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.